fenn fekk yooyu. mais ñoom ñu ngi ciy jàpp ngir mu jàppandi ba yegg fépp. balaw kon jërëjëf. voilà. asalaamaaleykum wa rahmatullah sooy bu maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di nuyu sama sëriñ bi. moom daal chaque jour rek ak li mu may kii. ntoon nii nee na man maa jël téléphone am te moo fekk sama téléphone te gi mu bëgg koo xëcc bëgg koo yóbbaale. ndax bëti neexut. seen diggante nee naa la woon du ma ci dugg sama ma yoon nekku ci. doy na waa de en tout cas maa ngi nuyu auditeur 99.0 yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel. ambulant yi am nga ñi maçon yi. ak ñi nga xamante ne nii ñoo nga nekk bi ci réew di daan seen doole. waaw vraiment di nuyu képp koo xamante ne nii rek jigéen nga ci réew mi wala nga nekk bi ci réew yow tamit di daan sa doole. di nuyu waa Thiès ziar ñëpp di leen wax ni comme toujours rek dara taxuñu fi toog lu dul rek di leen jox li ngeen yittewoo saa su nekk. ñuy ñëw. Alaaji nuyul sàmmkat yi bala ngaa dem. démb woo nañ ma di kaas rek waaw ndeysaan ñu ngi leen di nuyu bu baax. sàmmkat yi di leen nuyu. di leen wax ne leen nag yooyu ñuy sàmm. waaw nañ ñu ci joxum nag. waaw sooy. Alaaji waaw dama wax ni. waa ji dugg démb ci émission bi. doon critiquer la Matar Sarr def. waaw. déggaat naa ko ca ngoon ko mu duggaat. daal de àndaat. ci li nga xam ni daal di bi mu saytoo ba gis ni gis na. waaye tamit war na wax tamit ne. lii a tax Matar Sarr doxalee woon nii. waaw parce que boo duggee nga xam ni critiqué koo xam ni. ba mu ñëwee waxut gox ba. waaye wane na ni kaa am na ca dëkk ba parce que xam nañ nit ñi ñu ragalee feebar bi. boo defu ndànk sax boo tuddoon hôpital ba nga xam ni fa la amee. tem sax nit ñi dootuñu dinañ feebar sax téye seen feebar seen kër. ba leneen xew ci. dëgg la parce que am na ñu wax ni. naam Ebola bi mu duggee ci yenn dëkk yi ci Afrique rey na fa ay nit. mais am na ñeneen ñoo xam ni sax faatu nañ. te Ebola reyu leen mais dañoo feebar ragal a dem faju ji ci hôpital ya. waaw parce que bañ faa jëlee feebar ba toog ñoom di def wut yeneen pexe ba jaaree fa ñàkk seen bakkan. donc pareen saay journaliste bi. dafay am yoo xamante ne bi looloo tax mu koy censuré boo déggee ba léegi turu waaja nekk Touba. kenn waxu la diw la. waxuñu dañ ne la ku sant kan. mais ba léegi dégguma woon ñu dégguma ba wala man boog ba nëga ni dégguma ñu ne diw la. déedéet waaw donc yooyu yëpp. dañ koy xam. mais dañu koy teg ci suuf. parce que l'information bi mooy. kaa am na confirmé nañ ko. jàllale nga information bu point. leneen li ci des jaru ko. dëgg la. hôpital sàngam laak lii ak loolu ña nga xam ni ñoom la yor wàllu wér-gu-yaram. ñoom après danañ dem ca hôpital yooyu. nga xam ni xam nañ fi lañ fa war a def ñu def ko fa. waaye nag soxlawut ñu koy yëkkati ca kaw. wala ñu naan famille sàngam ñu ngi dëkk fii loolu yëpp mën na indi yenn problème yi. donc ñu ngi félicité waat encore une fois Matar Sarr. dëgg-dëgg ci ni nga xam ni noonu lay liggéeyee. di ko félicité bu baax a baax. dëgg la voilà en tout cas lu am solo la te démb rek maa ngi koy wax ci benn waxtaan bu gaa yi doon def ci groupe ba Alaaji ma ni nañuy bàyyi bu yu mel ni amee ku def sa jàngat sax ñu ni dañoo bëgg a xeex nangam wala dañoo bëgg a xeex bés sàngam. may wax ni bu fekkoon ne ñi ñuy jiñ ñi ñoom ñooy xeex bés boobu daanaka boo xoolee seen intérêt nga ca. ndax dinañ leen ci invité ñu ñëw. cérémonie officielle bi daañu fa jël def fa seen discours bu saf sàpp. kon ñoom amuñu intérêt di xeex benn bés. ngir feebar amuñu benn intérêt kon nañu arrêté yooyu. te jéem a bokk xeexandoo yi fi def ni sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké def ci turu sëriñ Mountakha. génn wax sensibiliser ba pare yëkkati lu duun teg ci taabal ji ni ñoom ñoo ko participer ci feebar bi. waaw defe naa ma jigéen loolu yow tamit bi nga ko déggee en tant que. waaw dama si kontaan mbégte mu rëy laa ci am ndaxte ñoom dañu bokk si ñi nga xamante ne ni suñu waxee rek sénégalais yi dañ leen di déglu. donc moo tax ni ñu def gars yëpp ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye nag du taxit nit ñi gën a fàggandiku parce que tamit yenn mobilisation yi surtout Touba fi mu nekk daanaka fi mu toll nii ne mën nañu wax ni fii ci Sénégal mooy épicentre coronavirus bi. donc nañu gën a bàyyiwaat xel sauf que Mauritanie nag dañu xër de trop mais tamit suñ mënoon wàññi yenn ful yi bëri yi tamit ba jàngoro ji wàññeeku ñu continuer man loolu daal moom wax dëgg yàlla bokk naa ci ñi nga xamante ne ni ànd naa ci loolu. ànd nga ci loolu. waaw xam nga Sénégal moom dafa am noo xam ne noonu lay doxee. tey jii. jàpp naa ni gouvernement bi. tamit aussi am na loo xamante ni bëgg na ko waaye dafa am loo xam ne kilifa diine yi ci seen jëmmi bopp. ñoom lañ ciy woo. ñoom ci seen jëmmi bopp
parce que ñoom it njariñu taalibe yi donc mooy li nga xamante ne bi moom lañu bëgg moom lañ yittewoo donc ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi ñoom rek ñoo mën a yëkkati kàddu fi mu toll nii mbir yi parce que réew mi ni mu bindoo la ak ni mu demee waaye nag ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo war a yëkkati kàddu jéem a jël ci yenn yi xool ne kat lii kat war na mën a demee nii ak nii ñu defee ko na nga xam ni noonu lañ ko war a defee donc defe naa ne ñoom kilifa diine yi mi loolu seeni mbiri bopp la te ña nga ca insha allah ña nga ca voilà ma nga kon jommet loolu la ubbee muy loo xam dañ ko doon tàngaloo insha allahu rabbi comme niñ ko daan baaxoo amal tey ji la nag alaaji Sanjoogu daañu sax dem foofu la ca dëkk bu sell ba di Touba am na loo xam ni benn élément boo xam ni ñaari fan ngi nii ma koy junj sénégalais yi loolu ci kanam tuuti daan ci ànd ak sénégalais yi buñ ci jógee nag dinañ ñi diis ci benn moom itam quartier fii ci Dakar wala sax fa la ñuy njëkkee daal alaaji Sanjoogu ci yu ma doon junj noonu mais balaa loolu am na saa koo xam nit kenn la ci réew mi koo xam ne ku ñu xam la démb dañoo jékki-jékki daal ni depuis mu célébrer li nga xam ne moom mooy bésu anniversaire am ba léegi nee na ñu ngi koy woo jotuñu ko kenn xamul fu mu nekk benn waay moo ma foo démb defe naa ne Omar Gueye xam na ko waaw waaye jàppaatuma turam bi ma wax koo xam ni Mbaye Tyson sunu xarit la waaw ñu koy wax Babacar mu nekk xaritu Karim Wade moom la ma wax démb ne ma boobu ba nëga ni daal temps yi yëpp ñetti fan a ngi nii kenn gisu ko mënuñu ko woo jot ko xaw ma nag ci lu mu ne donc mais Mbaye bu dee mi ngi ñuy dégg bu dee kenn mi ngi ñuy dégg xam ne daal am na ay soppeem yoo xamante ni jaaxle nañ ci jot gi nga xamante ni bi jotuñu ko boobu ba nëgëni waaw xamuma nag bu fekkonte ni bi sax waa ji waxoon naa ko ne ko pour mu wooma ci heure bi mais man ba léegi gisaguma ko mu woo te ñoo dem rumeur di web après ñëw jot ko mën naa Mbaye Tyson daa feeñ xanaa wala kii waaw xam naa ma ndax dafa réer xam nga kii waaye Mbaye daal waaw magam jëmm dana réer mbaadu xaalis baa bari mu ni may Mbaye xam naa est-ce que dekkul day doos rek yow demee xaalis anniversaire baa bari de mu ni may ñu ngi koy jéem a woo dañ koy woo jotuñu ko donc mais boobaag léegi gisuñu ko waaw sa waay daal en tout cas mbaadu xaalis baa bari bu fekkente ni mën naa wootewaat leeralaatal ñu mbir moomu ndax Mbaye fu mu dugg ndax actuellement xaalis bee bari mu làqatu di ko lekk bañ ko déranger waaw mooy daal leneen da ci am yàlla nay jàmm daal lu mu ci mën di doon ndax suñu waay la joo xam ni ku baax la sama waay la vraiment kon ñu dem ci rumeur di web juste après ñu del si d'accord. Les rumeurs du net. Rumeurs du web. Cey li ci internet bi. Les rumeurs du net. Cey rumeurs du web. Rumeurs du net. Rumeurs du web. Rumeurs du web. Rumeurs du web. Les rumeurs du net. ay li ci internet bi les rumeurs du net. la ilaha illallah. Les rumeurs du web. sénégalais yi ñoo ko waxal seen bopp ne rumeur du web ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax ndax ñi ngi commencé di feeñal ñi nga xam ne tabaarkalla ay tapalekat lañ. waaw Omar maa ngi lay siyaar maa ngi si jàmm rek alhamdulilah photo mu la yónnee nii dafa ànd ak audio waaye audio bi par olof lañ par soose lañ ko waxee waaye nag comme sa soose bi leerul amaana mën na am déggoo ko moo tax ma la koy traduire par olof mooy ñoo xamante ne feebar bu am ci réew mi nii Chine ndax moom man du ma wax tuuram waaye nag ñu yoroon feebar bi yére ñu soloon yére yooyu noonu moom la ñu dajale nii defal ko ba mu jekk daf ko foog a jaay baloot bi nii pour mun ko yónni Afrique waaye nag yàlla ñu ci yàlla musal rek mooy bàyyi ci xel bu baax a baax si yére foog a jaay tamit ca période yi ñu nekk nii dégg nga incha allah jërëjëf di la ko baaxee rek yéene la ko mi tamit bu fekkee mën nga ko yéene yeneen groupe yoo xamante ne yaa ngi ci groupe yooyu noonu wala sa mbokk yi tamit ñi daal di ko jàllale ñi bàyyi ci xel waaw jërëjëf nit ñi bàyyi ci xel jërëjëf alaaji ma jigéen kuy ñu mel nii laay wax ni ñii ministre bi da leen a war a woo ñii dañ leen a war a woo seen wax yi ñu indi ci ay leeral fëgg jaay bi nga xam ne dañu koo jël takk ko ba mu jekk photo ko boole ko ay audio di wax ni yëre yi nga xam ni ña feebar ca Chine lañ daan sol moom lañ takk jël ko dugal ko Afrique pour mën a rey waa Afrique loolu daal képp ku ko wax ku nekk dañ laa war a identifier wala nga leeral loolu. dëgg te parce que tamit day yàq xelu nit yi. ba pare di yàq économie parce que am na ñu ciy dund. wax dëgg te en plus am na ñoo xamante ne nii foofu rek la ñu mën a dem pour am yenn yére yi ñuy sol donc suñu jëlee yenn information yi di ko wax day gën a yokk panique wu Sénégalais yi donc am na yenn yoo xamante ni je pense que ni warul di ko wax ak moom lan moo ko ci lay xanaa dafa demoon Chine fekkee loolu parce que jàpp naa ne nit ki. lépp lu mu wax rek dafa fekk ni daf ko gis mbaa ñu leeral ko mu am ci firnde bu werte woo am na yéen yoo xam ne taan di wax dëgg yàlla déjà li ñu nekkee rek dafa doy donc bu ñu ci yokkal leneen coronavirus jàngoro la ju doy waar waaye rumeur yi moo gën a garaawati coronavirus parce que waa ji ñaata nit ay dund ci fëgg jaay wallaay mu def audio rek pour détruire métier moomu tey am na kuy dégg audio bi dootul jënd ci fëgg jaay waaw
dëgg la te bu ko déggee jëndatul kay dem di jaay nga xam ni ca loolu lay dundee fan lay jëleeti lu muy dundee lay te moom mi ngi def audio boo xam ni lii fi la wax lu du dëgg fa mu yam fa la tàmbalee di dem te boo demee amul mbokk mu nekk siin sax xamul dara ci li muy wax dañuy tànd rek. c'est que yu mel nii vraiment mooy li nga xam ni mooy li gën a garaaw jàngoro ji ñëw na nit ñaa ngi jéem a moytoog jéem a kii ñu wax leen li ñu war a def yow li nga war a def kay mooy jëlal ab audio ne nit ñi ngir yàlla dee leen raxasu topp leen ki yooyu jéem a sensibiliser nit ñi mais non seulement jéemoo sensibiliser nit ñi mais yaa ngi yàq sax li nga xamante ni bi mooy économie réew mi vraiment yi mbir la yoo xamante ni bi te gis nga ko la mu wax fexeel partage ko ba groupe yëpp jot ci muy lu garaaw donc ñi ñooy ñi nga xamante ne bi ñooy ñi gën a garaaw en tout cas daal maa ngi xamal sénégalais yi ne lii mu wax daal moom dara amu ci waaw mango kon dara amu ci na ko fu mu jaar fu audio bi jaaroon daal ngir yàlla jaaralewaat leen fa suñu lii yéen ñi nga xam ne yéen ci groupe yi tey enregistré waxtaan yi daal fa waxtaanoo jaaroon ni ngeen fa jaaralewaat bi comme Alaaji Sanjoogu bu démb bi ñu defoon fi ñu Donald Trump moom mooy def benn waxtaan ni nañu toji kaaba gi ba wane image bi démb defe naa leeral nañ ko ci takk soo aussi gars yi génn nañ audio vrai bi wala boog vidéo vrai bi ba nga xam ne moom la Donald Trump doon wax ak lam doon wax ak boobu mi ngi nekkoon 2017 la ko doon def kon loolu lépp pour wane ne rek rumeur bi incha allah am na ay effets yu muy commencé def te mi ngi yee Sénégalais yi sa waa ji jotu la waa ji de woote kon waaj daa feeñ xam naa mbay feeñ na mbay feeñ na jërëjëf jërë ngeen alhamdulilah rabbil alamin tay doon feeñ parce que bu fekk doon loolu kii xam naa dafa yoroon xaalis rek doon ko lekk da ko doon noosee gars yi yëguñu mooy yow da ko doon noosee boo demee da cee takkaale benn jongam rek doon noos est-ce que takku ci suuf sax mooy yow réew mi lépp a fi am Mbaye Tyson jox ñu suñu wàll ci xaalis bi ñu ngi koy ziar bu wér Mbaye alaaji alaaji de barki démb fii laa toog ci rajo bi ni la am na daal fii ci suñu wet fii foo xam ni daal seen na jonga ma daal ab kalandoom lay ñëw gaare xam nga li ñu xamoon fii ñun ci réew mi mooy ma jigéen da ngay dem ci benn barab fekk fa ay ñu toog nga waxaaleeg ñoom jubóog kenn dem sa yoon waaye nag miinuñu wax dëgg yàlla ku yàpp ab kalandoo gaareek fa kalandoo duy ko ba mu fees nga yóbbu ci kër ñoom ñëpp nga wàcce leen libéré leen dem duywaat kalandoo bi saa déglu lii doxantu na dama doon liggéey nag saa njóogoo ma yónni woon pour mu leer maanaam déw ma fa woon pour wuti dara allo waaw foo nekk man sori ma ñaari mën nga 15 000 non ñaari 15 000 day yaa ngi wax sànq 5 000 5 000 laa la wax benn laa la wax 5 000 waaw mais bu dee ñaari kay da nga koy wàññi ma def yow fan nga dëkkee wala du sa néeg da nga amee néeg ma ne fan nga dëkkee wala du sa néeg nga may yóbbu wala man ma dañuy dem sama néeg sama néeg laa lay yóbbu maa ngi nii di dem sama néeg mais bu dee fanaan bi ñaata la ba fajar du ma fanaan nag wax dëgg yàlla du ma fanaan ah ok non pas bu bët set sax mais ay fajar ay 5 heures rek ma ne pas ba fajar sax ba bët set sax ay fajar rek 5 heures rek 40 non dafa bëri bu dee mën nga 20 kay ñu fanaan bu dee mën nga 20 ñu fanaan déedéet boo paree rek nga woowaat ma xaw ma ok Jey Jomet ci Walfadjri fii la lépp di xewee mën maa waaru dëgg ñaar ñaata la bari na 2000 baax te sa kër rek la mën a nekk mais bu dee fanaan nag mënut a nekk te sa kër rek la mën a nekk 2000 ande adda bi fii moo gën a seer 7000 7000 5000 nee na fanaan bi 50 000 de la ma wax. daa bëggoon nga fay ko de. ah daa bëggoon nga fay ko turé rek. mbete dara. mais yow saa yow loolu yow fii yow saa yu maîtrise territoire bi de yow da nga fi daan ñëw de. ay la illallah. gisoo waa ji sànq ki fi ñëwoon. waxaale wu sax lu yàgg xam naa daa ndaw si. xam nga tey jii bu ñu la tibbalee ay 60 000 moom loo dee da nga fay 10 000. te boo fayee 10 000 daal moo tax dañuy waaw rek ndaw si ni ko nañ jël. waaw. ça va. hôtel. hôtel fan. dina la demee ci kaw. hôtel Sangé la. hôtel Sangé. ban heure. 1h15. ñeenti temps fu mu léegi bu dee yow nag. 10 000. waaw. 400 benn. waaw. naa xam ne Macky Sall daa yokk lépp fii rek nga amuloo droit génn territoire bi. hôtel rek laay. 10 000 dafa bëri. lu bëri. kon ñoom da ngay dem rek ñu yëlëb la.
foog tey ji ñoom boo daan dem tey ji bu joxee parot ak ban la ko solal naan wis sama ndey ci kay dee waaw fii ñu taxaw pour lan la fii ko la fi fekk fii illa yi di boo taxawoon une minute kalandoo bu ñëwee ñooy waaxu ñëw encaissé kalandoo bi lu mu ñëwee kalandoo yi fii fépp day fees ci kalandoo la waaw kalandoo yi ku muy wàcce comme ça ku dem ba ñëw wajaas ba ñëw buñ ñëwee ñoom ñooy génn si yi ngay ñëw aksi yi fekk xam nga am na gars yoo xam ne nu ngi ñëw taxaw si lamp yi yaay ñëw fekk leen fi jël dem yóbbu leen si kalandoo bi waaw xam nga lu xew kalandoo bi ñëwagul saa yi te fii ñu taxaw dafa kalandoo yi lëndëm ngay wax kay waaw te fii dafa lëndëm jéeg bi taxawoon fee de moom mi ngi ñu doon xool rek xam naa dana bu dee kii ma encaisse mais 2000 nga yaakaar dinañ ma encaisse ci 2000 wóor bu dee kalandoo yi kalandoo yi la mais kalandoo yi léegi lu ñuy yóbbu ñoom 2000 dañ ci udi ba mu fees ana chauffeur ba xaama laaj chauffeur chef salaamaaleykum foo jëm ana kalandoo yi yàpp yi dal dañoo xanaa da ngay xool côté bale kon fële waaw kalandoo yi yàpp fii fan lañ jëm ça dépend fi nga bëgg a jëm rek yow foo jëm waxal fi nga jëm Dieye Jomet ci Walfadjri fii la lépp di xewee. ay ca ma ngoog ma jigéen Diop de élément bi damaa bëgg a dimbali gaa yi nga xam ne nag ñoom yëguñu ni jàngoro yi dugg nañ ci biir réew mi xam nga fi mu toll nii ndeysaan contact direct yi ku ko ci moytuwul ci jamono jii lu ne mën na laa topp waaye ma jigéen wax dëgg yàlla jigéen nag dafa mel ni mi ngi bëgg a perte valeur am lenn ci jigéen ñi bokk maa ngi jégalu bu ñu demee ba jigéen mën a fanaan ci ay 20 000 ak i 40 000 ak i 3 000 francs ki 2 000 jël ab oto yàpp ko ba mu fees jël la ki góor nga dem kenn ku nekk ndeysaan boo demee nga ubbi sam néeg dugal leen libéré leen ñu dem man daal bi ñu ma ko waxee gëw ma ko woon waaye damaa mujj sol sama daal dem xooli ko doy na waar de waaw man nag ba ma ndaw sa laajee 3000 na ma def ba génn ci mooy dama ne ko man nag sama kër laaj mu ni ma man nag déw ma sa kër man sama kër laajëm looloo ma ci génne nag waaye d'accord nag man ci 3000 waaw parce que dañuy làkkatu bëgguñu ku leen xamal dara son bu lii nii du lu bees yàgg na am parce que Sénégal moom moo nekk dëkk boo xamante ne nii dafa metti jàpp naa ni lii di koy causé mooy ñàkk gis nga soo amul bëggoo liggéey nii rek nga mën a def pour am xaalis waaye nag jàpp naa ni lii moom du loolu lii moo lay apporter dara ay 3000 francs ay 4000 francs nga sonn bay bëgg a dee man jàpp naa ni dara jaru ko nit soo nekkee si lenn bugguloo ku la yàpp ngay dem di làqatu sooy def dara sax wanewul nga xam ne ñëpp xam ne yow mii lii nii ngay def mais jàpp naa ni ñàkk gi ñuy ñàkk ak jamono nu mu dëgëree amuñu xaalis te bëgguñoo sonn mooy tax ñuy dem di ko def ci ni mu gën a yombee c'est vrai que nag nii nag metti yombul parce que feebar yi bari nañu xam nga ak épidémie bi dugg nii ku nekk xamuloo ku ngay dajeel donc am na yenn yoo xamante ne nii yu jar a bàyyi xel ak jigéen ñi tamit ñu defaruwaat peut-être mën naa ne du ñëpp ñoo koy def mais tamit ku ci nekk rek jàppal ni yow ci li nga nekk baaxul nga jéem a raxasu ci ba set dem xooli leneen li baax moyen bi gën a yomb pour nga am sa xaalis te liggéey ko sooy bu alaaji ñaata jigéen ngay romb ci territoire yi ñu yor ay ndox di jaay bari nañ ñi yor ay clémentine di jaay bari nañ di daw di dàqanteeg oto yi ñaata jigéen ngay gis ñu koy def ñaata jigéen ñooy yeewu suba teel di xëy daw di jënd ji ay jënd di lool ñaata jigéen ngay gis ñu génn wutali ci kër yi wut liggéey dem di daan seen doole di liggéey ñaata jigéen bari nañ waaw ñàkk am na waaye sa pexe mi nga njëkk a am mooy naa jaay sama bopp kooku leneen la am na ñoo xam ne bu ñu ñàkkee it la ñuy njëkk a xalaat mooy liggéey ñàkki fexe jariñu mais naa jaay sama bopp kooku nit ku bon la da nga ne jigéen ñi ñu ngi perdre seen valeur non jigéen ñi perdre wuñu seen valeur jigéen ñi dem foofu ñoom ñooy perdre seen valeur foo gis ñu baax am nañu bon ñii minorité lañ ci jigéen ñi du ñu bari de mais nag dafa ñaaw moo tax mu fés waaw dañu nekk ci réew moo xam ni li rafet daanaka du fés mais yii ñaaw moom mooy ne ci kaw boo deful ndànk da ngay defe ne réew mi dafa bon sax fekk réew mi bonuñ ñi baax ñoo ëpp ñi bon alaaji lii nga yaakaar du yeexal takkum jabar ci réew mi waaw mais ñaareel bi góor moom lan la perte dans tout ça góor ña fay dem dara seen xaalis ak seen doole non xam nga bu ñu nee jigéen ji dafa perte valeur xam nga c'est que ñun dañu nekk ci monde boo xam ne daanaka tamit boo seetee jigéen ñi ñoom ñooy góor ñi ñooy tracé mbir yi ñoo jigéen ñee bon waaw mais jigéen ñi mbon googu ñuy def ñan lañ koy defal du ay góor lañ koy defal góor ñooñu nag
te dañuy jël mais dañ naan jigéen ñi ñoom ñoo bon. ok comprendre nga. c'est que yooyu mooy. mais nag ñoom ñooy faral di wax baat bu siiw jigéen du rëbb sooy. waaw mais seen baat la moo tax ñu jàpp ni kon lépp ci ñoom kon 90% yi ñoom la dañuy jaay. rëbbuñu. ñun dañoo koy wax seetuñu jigéen du rëbb sooy. xam nga kuy rëbb da ngay am cible. sooy bu mii laa bëgg a jàpp tey. dañuy rëbb kat parce que keroog xam nga da nga ñëw ci beneen monde boo xam ne. beneen kii boo xam ne bokkut. daam bi keroog dañoo gaare mu ñu xool. kii day jaay. ku bëgg jënd ku bëggul bàyyi. yaa ngi dégg kay dem di jëndi. non ku am du ko bëgg de. non mais da ngay am ba pare soo ko bëgg li mu wax mais day jaay marchandise la yor ne day jaay marchandise am. yow mi nga xamante ni bii nag yow yaa bëgg nga dem wuti ji tànn ca ñooñu bala ca gënal. nga ne ko kii laa soxla dem. yaa ngi dégg kon kii rëbbul. est-ce que comprendre. ok mais li am solo te am solo rek. mooy xam nga réew bu ñu nekkee ci réew moo xam ne dañ ne 95% musulman. ñu mën a jël ab carte jox ko nit ne ko am nga sañ-sañu jaay sa bopp. waaw loolu mooy li nga xam ni mooy li doy waar. wax dëgg yàlla. parce que loolu moo warta mën a ne. parce que tey jii lii nga xamante ne bi moom nga gis nii. tey jii ñii mënoo ci ñoom dara. déedéet. parce que ñoo xamante ne bi tegu nañ ci seen liñ sart yi nga xam ne moom lañ tëral ci réew mi. tegu nañ xam nga sart yi ñi ko defar. dañ koo tënk ci seen culture ak yooyu muy tubaab yi daanaka ñoom ñoo ñu rëddal yoon wi nga xam ne moom lañ war a jaar. donc tubaab yi tamit ñoom it am na yoo xamante ni bi te ni tubaab yi boo seetee seen kii bi teguñu ko sax ci diine chrétienne gi nga xamante ni bi ñoom ñu ci bari nee nañ moom la ñuy woote woo. mais dañ ko teg nee nañ ci laïcité ak affaire yooyu moo tax ñu wax ñu laïcité ak dugg ci yëfu tappale yooyu nga xam ne boo ci duggee doo xam fooy teeree ji xam nga daal di écarter lépp luy diine ñu bëgg koo dindi ci li dundinu ak doxalinu li nga xamante ne bi moom la ñuy wax adduna bi doxalinu du réew mi te loolu mooy li nga xamante ne bi moo du yoon ci réew moo xam ne majorité bi ay jullit lañ waroon a kaas dañu waroon a fexe de telle sorte que mooy kàddu gu am solo gu sëñ Mountakha waxoon wax ni bu ñuy defaraat constitution war nañu xool ay ponk yoo xam ne bi danañ ci waxtaan ak waa diine parce que dafa am point yoo xamante ne bi tey diine war na ko mën a teg dëgg la daal di ne lii ak lii kat war na fee mën a jóge nga xamante ne bi ñii tey bu ñu defee lii bu ñu leen jàppoon mën na leen ràtt ci kaso bi ba nga xamante ne bi dootuñu jaarati ci yoon wu yomb wi dëgg la loolu mooy li nga xam ne mooy mbir mi quoi. am na solo ça am na solo lool wax nga ci lu am solo mooy jamono bi nga xam ni ñun ña nga fa dem man ak sama waa ji maa ngi koy nuyu Assane ñoo àndoon ña nga gis auto police ba ma nga gaare kon nag loolu mooy wane ni wax dëgg yàlla nag ñoom dañoo yor carte bu leen di wan ni am nañu droit pour jaay seen bopp loolu nag moo teewul fenn ci réew mi nag bokk na liñ fi war a jógee wax dëgg yàlla moo tax ci 8 mars bi ma doon wax ni toujours damay wax ci samay sorties di wax ni saa bu 8 mars ñëwatee ñoom jigéen ñi bokk na ci seen i yuux bu ñu fi nekk rek naan dañuy bundu xatal jigéen viol xama fait aux femmes waaye nañuy wax ni jigéen ñi ñu jox ay carte ngir yàlla nañ koy nangu lesbienne dañoo bëgg mu jóge fi jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk fii di gàncatu déguisé nañ ko bàyyi te dem liggéeyi moom la saa njógu njëkkee loolu muy lu am solo gannaaw ba loolu alaaji saa waa ji de nee na moom bu gëmmee daal am na loo xam ne daal mi ngi koy gis bu xoolee nag du ko gis waa ji daal dem naa dema ba bu demee di banque sax di fayee ko sax dafay gis li koy feeñu ñu déglu ko fële ci Touba. dama ñëwoon pour partager ak yow yéen askan wi li muy dund lu metti depuis ay at mën naa ni sax weesu na juróomi at mi ngi toll ci ay 8 ans presque 10 ans ñu ma feeñu woon la ci xaaju guddi dama doon nelaw ñu yeema bu njëkk au début il me disait que daal ñoom daanaka ay envoyé de Dieu la ñu ni ma moom kii wax ak man en ce moment il avait plus de 100 ans et il lui restait encore 25 ans à vivre am na capacité boobu quoi parce que c'est un envoyé alors que si je peux vivre longtemps naa ko déglu ba noppi topp ci li muy wax mu jaaxal man ensuite ñu may projeté may am yu may gis daal mel na ay image yuy feeñ ci sama mur te bu ma gëmmee c'est-à-dire boobu j'étais presque endormi su ma gëmmee laa gis mais su ma xippee du ma gis dara du ma dégg dara ñu commencé nag ay promesses boobu xam nañ sama situation xam nañ lépp xam nañ li may liggéey xam nañ lépp ñu may proposer ay postes ni ma même si tu vas à l'international on peut faire du droit d'un ambassadeur mais à condition que nga topp li ñuy wax la première chose à faire mooy jàkk bi ngay jundee xam nañ jàkk bi may jullee ñu mën nga arrêté ko bu ñu waxee loolu rek j'ai des doutes ensuite mënuma woon nelaw parce que bu ma gëmmee je revois les mêmes images ñu woo ay images yu xam ni ay genre comme ay initiation
ay nit yu ñuy initier daal dem nañ ba woot ma sax benn image sama grand frère boo xam ne il avait l'habitude di ma yónnee ay garab ak yooyu ay cànga ak yooyu ñu ne ma dem nañ ba sax et puis voix am di ma ko woon may dégg muy wax ñu ne ma moom moo ñu booleeg moo leen booleeg man ma xaw leen gëm nañ ñu continuer nañ daanaka du ma nelaw et puis il n'intervenait que la nuit su ma gëmmee laa leen di gis laa su ma xiifee du ma leen gis après ñu dem ba nag di ma proposer ay filles en mariage di ma wan comme dans un rêve benn mariage bu ñuy célébrer kooku c'est un vieux ñuy wane comme dans une cérémonie waa kii la ñuy may diw fàtte naa turu famille ñu xam moom la ñuy may diw moom la ñuy may diw ma yeewu nag xam ne lii c'était pas une réalité quoi léegi ñu vieux boobu di ma laaj di ma nag may naa la jabar bi dépensé naa ci temps xaalis bu bari daal bu mat ay 400 000 ni ma nag foog nga delloo ma man nag soog a xalaat arnaque histoire bi am ci ñoom ku ñuy effectivement c'est une arnaque histoire bi mais on peut te rendre très riche mais il faut que tu de fréquenter la mosquée bi ngay dem man en ce moment nag laa ni lii moom c'est pas mon grand frère ma téléphoné suma grand frère ñu ko mais yow ñi ngi ma booleel ñoom seen ay mbir met mu ni ma lan ma expliqué mu ni ma ça tu viens dama la rap su ma laa boole kenn ma xam ne nag ñi dañuy jaaxal dem ba di ma proposer ay rapports sexuels avec des filles moyennant de l'argent dem nañ ba fi ma confirmé que ni amee confirmation que ni arnaque la dem nañ ba may laaj sama carte d'identité ak sama bulletin de salaire. te toujours ci ay nelaw lay ñëwee. toujours ay nelaw bu ma yeewoo rek su ma toogaan nii à la solde su ma demee à la banque di percevoir sama montant sama net à percevoir dañ koy xam wax ma ñaata laa jël wax ma ñaata moo des ci compte même dans les toilettes bu ma toogee di dem dañ may wax en tout cas dañ may xam dañ may gis ils ont une capacité aussi extraordinaire moo taxoon ni xaw ma trompé au début dañuy lire sa pensée ci biir ay wax nag may waxtaan ak ay nit ba ñu ni ma loolu propre jinne la jinne moo ko mën jinne mooy lu nekk sa xel bu la gisee sa xam nekk sa xel bi ma demee nag ba am confirmation que ñuy ànd nag man leen yéen vous n'avez qu'une seule faculté des djinns mun naa mun mais c'est de lire la pensée des gens ñu reconnaître ko ni ma ñun ay jinne lañ mais bu ñu daan ñëw souvent dañ doon ñëw bu ñëw sama nekk j'entendais un bruit ma ni yéen vous n'êtes pas des jinne ou bien si vous êtes des jinne ay jinne fabriqué ngeen parce que jinne du ñëw may dégg yéen xaw ma ay machine ngeen mais yu kenn xamul damay daan toog ay jour du ma nelaw ba sama liggéey xaw ci pàcc sama benn course bu ma daan jullee bi ma daan teg noonu sama kaw table jël nañ ko dañ ma ko ñaan man leen ñu jël ko dama yeewu j'ai pas vu le chapelet fii laa xamee ni ñii nag xëy na am nañ ay capacité de nuisance mais ma commencé méfier wu nag quoi lii yàgg naa ko bëgg a def bëggoon naa alerter la presse yàgg mes amis journalistes là que tu connais ñu ni ma non avant de faire ça il faut te blinder d'abord c'est des gens qui peuvent te faire très mal boo leen vilipender rek mën nañ la il faut te blinder moo interné ma pendant des jours et des jours def naa lu ne mais ba léegi il continue à mag je te dis ça fait plus de 8 ans léegi nag moo taxoon sanga dem naa sax ba naan ñii comme que dañ may topp ba fi may fayeeku di xool sama net en personne di xam si direct sama bulletin et tout naa alerter la police les forces de l'ordre après quand je m'en étais ouvert réfléchir naa aussi en tant qu'intellectuel ma ni bon man su ma demee police la avant d'y aller voir le commissaire ou bien le commandant de brigade naa ci wax ak ay amis policiers homme de loi quoi ma waxtaan leen ñoom ñu ni ma non bul dem foofu parce que la police ni la gendarmerie ne s'occupe pas de mysticisme ko c'est du mysticisme boo demee aussi dañ la naan la wutil ay sëriñ ak ay yooyu daal nga indi ko sa kër héberger ko pendant une semaine mu xoolal la affaire boobu mais la police ne s'occupe pas de ça pour te dire que j'ai frappé à toutes les portes ba léegi dem nañ ba pour me faire peur ñun ma ñoom il s'appelle Kekendo xam naa c'était pour me faire peur quoi. ni moom yow da ngay indi dégg rek suñu dañuy waxtaan ak yow. waaw ngay gis ay images. mais du am luy taxaw sa kanam. yenn saa yi nag yenn saa yi ma gis leen mais ay ñu bizarre lañ dañ ma doon wax ñoom amuñu bopp. quand il me proposait des rapports sexuels avec des femmes fii dañ ma wax ñu on peut venir mais doo gis suñu bopp. affaire bu doy waar c'est tellement invraisemblable que soo ko dundul doo ko xam billahi et ça fait des années. ñu ne ma yow léegi on peut te laisser tranquille ñu ma wax ma ko ñu ne ma bés boo demee police wala nga dem gendarmerie wala nga dem tribunal on te tue. xawoon naa ragal nag quoi mais bi ma demee ba xam ni daal ñii luñ ma deful pendant des années mënatuñ ko c'est en ce moment que j'ai pris mon courage à deux mains alerter la presse j'avais déjà fait une première sortie à Walf est-ce que tu as vu j'en ai parlé à des amis journalistes ku mus a vivre situation bu mel nii ou bien ku ci am ndimbal vraiment pour me permettre de me débarrasser de ces esprits là si j'ai des mauvais esprits noonu laa ko mën a tuddee et que s'il passe vraiment à Walf su ci amee solution bu ko waxee rek man inchallah waa Walf dinañ ma mën a contacter pour me tirer d'affaire parce que là vraiment je suis très 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 fatigué. gis nga fu mu nekk nii fi ñu toog nii je suis sûr que ils nous voient et ils entendent tout xaw ma nag c'est tellement extra xaw ma nan lañ koy expliquer. gis nga bu ma demee léegi kër ga nii ils vont me raconter tout ce que j'ai fait. te kër ga rek la ñuy waxtaan ak yow. fépp
su ma fi may toog nii sax dañ may wax te man rek maay dégg damay toog en famille man rek la ñuy wax c'est pourquoi suñu waa kër des fois dañ ma doon wax non yow man rek laay dégg li ñuy wax nee na dañ ma connecté. mais yow soo leen tontoo ñoom ñoo xam dégg la. dañ may dégg déggool ma la man j'ai même pas besoin de parler lu nekk sama xel rek ñoom dañ koy xam. léegi da nga bëgg ku ci mën ñaan wala. ku ci mën ñaan wala ku ci mën dimbal ku mu mën a dimbali daal. n'importe quelle façon ku sama vivre affaire bi la ku am solution ci loolu daal vraiment mu dimbali ma ci. loolu daal laa ñëwoon sàkku ci mboolu mu jullit yi pour daal ku ci mën dara daal wala ku ci am solution daal woote Walfadjri waaw Walfadjri ñoom xam nañ ma baax bàyyi naa fi sama adresse ak lépp incha allah. foo bu fekkee tam da nga ma boo dafa jar ma déplacé wu bu fekkee aussi ak bu mu mën a demee daal maa suis disponible à 24 heures sur 24 pour vraiment recevoir de l'aide. aywa ma ngoog mbokk yi ginnaaw bi ngeen déggee li nga xam ne moom la waa ji wax ñu dégg ko man nag bari naa ci lool ay déggin yoo xam ne am naa ko ci Alaaji Samba Jigéen bi nga xam ne déglu naa waa ji li mu wax xam naa bëggoon naa xam waa ji lan la doon def avant ndax dafa am ay wérdu yu mu doon wérdu wala parce que bu dee li mu expliqué ci biir élément bi di jinne man kaa bu mel ni amoon naa ko ay temps mais waa jooju kooku ay jinne réel ñoo ko doon feeñu dañu demoon ba di ko proposé ni ko boo demee ci benn dëkk di faju dañ lay rey ku la yóbbu dinañ accidenté oto bi ku waaj pour yóbbu la dinañ ko indil jafe-jafe te ni mu ko waxee noonu la doon amee bi mu demee nag ba ci solution pour dénoncer bi ma sama benn oustaz maa ngi koy nuyu baax oustaz El Hadj Diop mi ngi déglu rajo bi xam naa day déglu Jommet mu woo ma ñu dem enregistrer waa ji bi ma paree mu ni ma élément bi est-ce que dina jàll parce que gars yi dañ ma wax ni ma bépp waay bu taxaw pour dénoncer la pour wax lii ñu nekk dinaa la def nangam te moom it tamit du ko teg mukk parce que dinaa ko def mu accidenté yàlla dogal ma dem jël élément bi ma ko jëlee El Hadj Diop jël ko El Hadj Diop ñu jël ko jeudi vendredi mu dugg ci jumaa ji di julli génn ñu sàcc téléphone am mu woo ma ni ma sama téléphone sàcc nañ ko de ma ne ko waa man am naa élément yi ma dem joxaat ko encore man bi ma demee ci samedi bi pour def émission dama dugal sama kele fekkuma fa benn élément loolu Issa El Hadj Diop mi ngi may dégg fekkuma fa benn élément ba fii may wax ak yow élément boobu jël naa ko mais jàllul mais kii li ma jaaxal ñàkkul lu mu doon wér de ci ni ma déggee ay waxam ñàkkul ci lu mu nekkoon mais bu dee jinnee ko topp moom yii yëpp du ci àgg ma jigéen doy na waar de lii la ñu naan monde invisible loo xam ne da nga koy nit yi yow rek yaa koy gis te nit yi mënuñu ko gis mënuñu ci dara te jàpp naa ni mënul porter plainte kenn parce que mu demee police. non jinne ngelaw la sax. waaw jinne du nit. du affaire police man jàpp naa ci wax ni mu waxee. donc nit la boo xamante ne nii yow yaa koy dund c'est mental quoi yow yaa koy def sa xel. day fay mel ni dañ lay hypnotiser donc ñoom ñoo lay wax à tout le temps li ngay def loo def ñu xam ko loo def ñu ne la carrément lii la soo deful comme li ngay expliquer tout à l'heure donc moom waa ji solution bi ma gis ne moom la war a def mooy mu dem ñu ñaanal ko. ñaanal ko waaw parce que mën nañ ko ñaan mu deñ parce que lii du affaire police moom du affaire police parce que li police mën dara mooy suñu duggee ci monde visible parce que kii fi mu nekk moom nekkul ci monde boo xam ne ni bu demee police kan lay porter plainte. loo xam ne yow da ngay tëdd di ko gis. mënuloo ci dara affaire kii la beneen kii boobu ñuy wax xam-xam boo xamante ne nii du hôpital moo ci mën dara du police moo ci mën dara. sauf que da ngay sàkku rek ñu ñaanal la yàlla suñu borom jëlee la ci lool. metti na torop wax dëgg yàlla metti na foofu ba fu dëgg yam. mais man jàpp naa ni police mënu ci dara. mënu ci dara. ñu ngi gërëm Omar Kayre Omar Kayre Louga. Louga la son yi bu dee. Louga la waaw yaa ngi Alaaji yow da ngaa kii de. Omar Kayre ca Louga. ñu ngi koy gërëm di ko nuyu bu baax. di wax ni waa ji li ko dal metti na. li ko dal metti na waaye aussi tamit am na loo xam ne mën nañ ko ci jàngat. que ni ñële même lu ñu am pouvoir. waaw am na luñ ko munta defloo. lan moo ko téye nag ba tey. ba nga luñ ko mënta defloo moo tax ma ni du jinne ba tax ñu am luñ ko mënta defloo. xam nga dafa am loo xam ne sooy bi. am na ñoo xam ne buñ ne la dagaj song la. waaw lépp luñ la bëgg a defloo dinañ la ko defloo. c'est parce que bu boobaa mën nañ la dominer nañ la. mais kii mi ngi résister ak ñoom donte pouvoir war nañ ko lu ne. mais mi ngi résister ak ñoom. kon donc ñee lu ñu am pouvoir it. am na lu des loolu daal mooy li nga xamante ni bi man moom laa gis ci mbir mi. buñ ko mënaloon dara am na lu des. buñ ko mënaloon dara kon danañ ko def liñ ko bëgg a def loolu lépp. waaw mais am na yu ñu koy proposer muy. am sañ-sañu bañ. waaw le fait que ñuy am sañ-sañu bañ te ñoom mënuñu koo forcer.
c'est parce que kon am na lu nekk seen diggante ak ñoom moom lu mu xamul. loolu nag dafa am ñeneen ñoo xam ni yàlla may na leen ci lu mel noonu. je pense que bu demoon ci ñoom. mën nañ ko ci dimbali. mais ñun daal li ñu mën a jàngat ci mbir mi. mooy que ni ñële contrôlé wuñ ko 100%. am na lu des. donc bu ñu ko contrôlé woon 100% dañuy ñëw rek di ko jox ay ordre mu exécuter. mais le fait que nag moom mi ngi xelam ba tey donte ñi ngi koy kii ak yëpp jaaxle na ci ay kiiwam ak yooyu. mais ñoom it xam naa jaaxle nañ moom ñoom it. ci pouvoir waa ji. am na lu waa ji am beneen contre pouvoir. moo tax mën na waa ji lu ne nag mën na doon liggéeyu ndey. mën na doon nga waa ji ak gëm-gëmam ci suñu borom mën na doon tamit ngëm-ngëm mën na am lu muy def. yenn kii yu muy am ñàkkul lu mu doon wér. am na loolu. am na lu xew quoi am na lu xew parce que gars yi moom bu ñu ñëwee seen pouvoir amul lu ñu lay defal loo te doo ko def. waaw moom amul defal lii ak du ma ko def ak c'est-à-dire rek ñu ngi may wutloo jigéen ak ñu ngi may mayloo ay jigéen ak ñoom bu ñu ñëwee dañ lay wax ni la kat lii laa bëgg. est-ce que du waaye Mbaye Tyson. moom la est-ce que baa du kooka saa xaaral ma fay sa micro. allo voilà moo gën saa njóog ak noonu kon ci kanam tuuti rek incha allah bu dee du moom mën ngeen a jaar ci 88 628 99 99 après ci ngeen di participer soxna Fatou moom bu Jommet moom laa ko tuddee soxna Fatou Jommet maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Siga Diouf maa ngi koy nuyu bu baax di la ñaanal nga wér bu baax a baax a baax soxna Diouf Ndeer moom itam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax du moom saa. non dafa am ku doon woote di wax ci wàllu nee na ki woote nii ci wàllu rab bi. waaw xam naa am na lu mu ci bëgg a wax mais nee naa ko bon na bàyyi ba kii. ñu ngi wala mu woote ci 88 628. 99 képp koo xam ne daal li waa ji wax mën nga ci dara wala xam nga li mu doon. ñun dañuy jàngat rek. ayca allo. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax noo def. yaa ngi gën a baax. tur beeg fay maa ngi wax naa yow ba ma wuyati na ma ji góor ñi wuyu. mais na jigéen ñi woo. asa alors nu mu demee. taa nii rek. dëgg la ziar wér waaye. te gars yi nee na ngeen di leen dimbali bu ñu duggatee rek comme 10 minutes la. yow Mama Diouf ne day dóor amul crédit. waaw d'accord. la muy woote. ayca mi ngi noonu comme 10 minutes la comme 10 minutes la bu ñu. waaw bu ñu nuyoo lu yàgg rek ci 10 minutes yi moo tax ñoom duñ mën a dugg. maa ngi leen nuyu baax di leen ziar kon baax na jërëjëf rafet émission bi. jaajëf noo tudd. nan dugg Dieng Tivaouane 88 628 99 99 111 88 628 99 99 ngeen toftal ci 111 mën a jàll ci li nga xam ne moom mooy antenne bi dégg ngeen li nga xam ne tey moom la ñu am comme élément ki nga xam ne moom la jinne yi jàpp wala boog moom ay jinne la ko jàppee waaye daal fu mu gëmmee dina leen gis fu mu xoolee du leen gis am na ay propos yu ñu koy tegal ma ngay résister di bañ a ka nangoo ko def yëf ak la ca xew lépp defe naa yéen bokk ngeen ko déglu waaye daal li ma ci mën a wax daal mooy nañuy moytu werd yu bari yi ak di jël tur wuñ la jox nga werd ko te en plus suy balaa muy tëdd nay muslu di ñaan suñu borom bu ko defee peut-être yooyu noonu mën na ko aider parce que tamit am na ci yenn alxuraan yi boo tëddee boo ko taxee rek yàlla mën na la suturaal ba yenn yu bëri doo ko gis na yokk ngëm-ngëmam rek ci suñu borom wut ay ñaan pour que loolu noonu muy wax mu bañ a denc mu mën a denc moom mais police moom bu mu ci tudd moom mënu ci ma jigéen gis nga am na loo xam ne boo ci duggee ba pare musulaay mënu ci dara de ndax dangaa dugg ci porte bu amul génn waay waaw yàlla dina ko suturaal incha allah am na ku nekk ci ligne bi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bàyyi ngeen ma de yàlla tere ñu lay bàyyi ko wax loolu kii daay dara Rasulullah Mohamed Aïdara bàyyi ngeen ma de non bàyyi liñ de xam rek ba démb rek ñu ngi lay nuyu ndax ngeen nag saalum yëpp di moo ngay tradi ziar naa leen baax ñu ngi dellu ziar mais gis nga concernant waa ji li muy wax nii c'est bel et bien de jinne jinne la vraiment sax damaa gis ku ko dund mu doon sama cousin sama magu papa bu jigéen moo yaayam mu dundoon ko c'était à Dakar ñu sonaloon ko lool sax bu doon julli sax ñu tere ko julli bi nga moom dina leen gis benn wax gaayaa ngi nii comme ça affaire yi mais yàllaa ko dimbale ba ci ay dans des rêves ci ay gant am lu ko wax ne da ngay dem Tiwaawoon nga gisee benn doomu maam Abdou Aziz Dabakh muy Ndiol Fouta bu mu demee ci moom kooku am ku mu ko yebal ku nekk benn marché bu nekk foofu à Dakar nga ne ko demal ci kooku boo demee ci moom dina la jox wird bu ko dindi te
te ki ko defoon ba tax mu doon gis loolu wird la ko joxoon maanaam il faut éviter li ñu mel comme ça jox la wird rek na la defal lim bi nga def ko ñenn ñi dañ koy def set rek pour que ñu xam boo fa àggee lan ngay gis ak waaw lan ngay jàmmarloo xam nga pour que ñoom ñu mën koo ñeme alors boo fa demee ba àgg fa bu dee xéwal dabu na la ñoom ñu def ko dañ lay yoxal voilà bu dee safaan dabu na la nag ñu débarrassé comme mosuñ laa xam loolu nañu ndaw yi bëgg kurus yëpp nañu ko dëgg la waaw loolu rek la sensibilisation boobu laa ta kooku alhamdulilah ba mu demee si waa jooju nekk marché ba mu ñëwee mu ne ko diw moom ma yebal si yow ma ne ko xaw ma dara ko xam nga bu ma tiñal mu ne ko papa xaw ma la ki ma yebal si yow moo la xam dimbale ma ngir yàlla sonn naa mu jox ko benn wér ne ko defal nii dégg nga yàlla def na gën a na ca dégg nga waaw waaye nag góor googu noonu mu demoon yàlla def na jamono bi nekkatul yàlla jël na bakkanam di wax rek nañu moytu si ay wér mais am nay borom baax yu fi nekk mais nañu moytu wér yi rek loolu rek laa la day waxaat rek yàlla sàmm aar ñu lakk ñu ayca jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal Mohamed Aidara praticien ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ci xam-xamam El Hadji Cheikh Ndaw président bu fans club bu Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal baax a baax moom tamit mi ngi teewlu kon daal mi ngi mel ni Mohamed Aidara daal moom dëggal na ni waa ji ay jinne la àndal waaw maa ngi waxaat Lamine Diawara pour mu envoyé ma numéro femme bi nga xamante ni bi gagné woon na maa ngi koy wax moom Lamine Diawara bu mi ngi may dégg femme bi gagné woon lan waaw ci togg bi quoi dafa am benn femme bu gagné woon d'accord ñu ngi koy laaj d'accord Lamine Diawara kon bu la déggee kon mu wala waaw ci xaaral ma jox ko numéro Sadio na ma envoyé non xam na ko Alaaji sa numéro non soxla nga koy jox xam na ko non sama numéro des fois day saturé waaw xam na ko nag sama numéro day saturé Alaaji numéro Sadio Mbeng dimbali ñu Lamine Diawara xam na ko képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak Alaaji Sa des fois boo ma wooyee mu jafe rek dinaa joxe Alaaji baal ma joxe numéro bi Alaaji Alaaji di ndeysaan damaa joxe fii numéro bi keroog ndeysaan muy wuyu rek kon xam nga li may daj 88 628 99 99 111 kon mu mel ni Mohamed Aidara dugg na ci wàllu li nga xam ne mooy moom dëggal na ni waa ji jinne la àndal waaye nag boroom xam-xam yaa ngi koy dégg ñi mën a faj ñi ngi koy dégg ñi xàmmee jinn ak rab ñi ngi koy dégg waaye daal lu ci mën a xew daal Alaaji ku moytul wérde yi nga gis ci rumeur yi ak audio yi da nga gis loo xamul dinañ ko laaj sunu waa ji sax Cheikh Bara ci waa ji li mu wax ni Cheikh Bara waaw Cheikh Bara day yëngu ci mbirum jinne non dama koy laaj dinaa ko laaj ci wàllu ñaan ñoom dañuy yëngu ci wàllu ñaan waaw Cheikh Bara dinaa ko laaj yal na ko yàlla saafara wér ak jàmm ayca 88 628 99 99 111 gis nga Alaaji waajooju ma lay wax noonu su masaani yéeg ci kaw terrasse bu ko affaire masaani dikkal comme bu defee lu ko jinne yi aaye bu demee tëdd day jóge ci 2e étage daanu ci suuf mais problème bi mooy dara du ko jot man ba léegi man ku ma jommalee ni kooku musuma koo gis moo tax oustaz bañ sàccee téléphone am affaire yi kii mun ma saay man ay affaire élément bul ma ci woowati bul ma ci tuddati ma ne ko mais man li ma jaaxal bi ma demee rajo dugal clé bi xoolal mëyi la affaire yi def ba léegi émission bi jàllul te pourtant waxoon na ma ko ni ma yow boo àggee rajo dana ma jaaxal boo defee émission bi dana ma jaaxal ma ne ko ci kattanu yàlla danaa def émission de insha allahu rabbi def nga ko wala defoo ko def naa émission ba de waaye teguma élément ya waaw te kooku sax wax dëgg yàlla génn kilifa gii gu ñuy wuyoo gu ñuy tudd ci réew mi moom la nekkoon moo nekkoon ab taalibeem am na ñu gëmul jinne am na de mais am na de ayca am na keneen ku nekk ci ligne bi allo kii est-ce que du junne allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Walfadjri waaw émission bi laa bëgg a dugg waaw ayca yow rek la ñuy déglu asalaamaaleykum waaleykum salaam na ngeen def ñoo ngi fi rek ñoo ngi sant bu baax waaw maanaam li mu doon wàll léegi ku baax yow la ñuy déglu da ngay fay rajo bi moom dafa mel ni serveur bi moom xam nga serveur bi daa sibiru tey wala dafa coronavirus moom loolu lii nu mu demee nii 88 628 99 99 dafa mel ni sax 2 minutes moo ci des xam naa ni bu ñu jëlee kenn rek wala boog ñu daal di sax kii parce que am naa pip est-ce que du ma def nii ñu dem ci ñëw xaaral mu ñëw yéen mbokk
mbokki Sénégal ak ña nekk ca bitim réew Madinatul Jilaani ca Sañ Bambara ca Kaolack xewle na ci ndigali docteur Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo di xalif bu Cheikh Abdoul Qadir Jilaani ñu am mbégte di leen yëgal ziyaara bu ñuy def at mu jot di ko defee ca Madinatul Jilaani ca wetu Sañ Bambara ca Kaolack ren nag ñu jàpp ko samedi yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru mars Serigne Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo ibnu Hama Diallo di ci woo mboolem jullit ñi fu ñu mënti nekk ak fu ñu mënti bokk ñu ñëw ànd màggal bés bi ci anam yu dëppook sharia programme bi nag nii lay tëddee bu ñu xëyee ci juróom-ñeenti waxtu dinañ jàng kaamil ñaanal Sénégal ñaanal mboolem jullit ñi bu benn waxtu jotee ñu berndeel gan ñi ñaari waxtu ñu julli tisbaar bu ñu demee ba ñetti waxtu nag waxtaan yi tàmbale ak ñaan yi kon bés baa ngoog di ziar annuel bu Madinatul Jilaani ca wetu Sañ Bambara ca Kaolack kañ la samedi yemook fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci njiital docteur Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo ñu ciy woo mboolem soppee xarit yi bu ko kenn wuute. ayca ñu ngi jégalu nag bu baax a baax ñu ngi jégalu baax ki doon wootewaat bi ñuy dem pip dañoo defaroon jàll 30 te ñu xawoon ko kii ñu ngi jégalu baax a baax Alaaji Saa kon xam naa dañuy joxante dig daje ba lundi incha allah. incha allah waaw jaajëf ma jigéen jaajëf kon ba lundi incha allah. kon ñu ànd ak Safiatou Cissé incha allah ci kanam tuuti bu ñu kiyee rek mooy ñëw ak yéen ci flash bi juste après flash bi nag oustaz ngi ñëw ak bagage bi diine yi ñu jox leen dig daje incha allahu rabbi ba lundi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam ne la Pikine fi ñu suul yaay ka fa ne di garde journaliste yi biñ ko laajee dane moom loolu. dama jógaani woon leneen lu bokkul loon li maam yi bàyyi woon fii weddi li ma doon dama fàtte woon